fi mu toll ni tembe kàddu jib na ci wàllu gudimel Abdoulaye Ndour dafa def njuumte wala déet njàngat juddu na dañ ci ànd ak reportage Mouhamadou Diallo ci biir xabaar yi. weeru koor gi tàmbali tey ci yenn gox ci biir réew mi coordination des musulmans du Sénégal tàmbali koor gi lu ni mel moo tax tey rédaction bu di TV dugg na ci marché bi càmbar mbir yi lu mel ni que tàndarma ak yenn fruits yi nga xam te ne bii mënta ñàkk ci koor ana fu mu tolloog njëg li daañu ci ànd ak Ndeye Fatim Lo ab maire bu sol tëneem daanaka taxaw mel ni agent ci wàllum circulation bi gis nañ ko tey maire po HLM moo xëy wàllu gu ni mel fii ci sodi daal xëyoon gis na ni pëccëxoo gi fi am ëpp na fu neex waaye gaaree otom ak ñiy defar ay otaak ñu bari ci ñoom ni nu galfandem bi ak dikk bi daañu ci ñëw ci biir xabaar ndax nee na ay pexe la ci nar a jël ci wàllu gu ni mel niskis faram fàcce gi. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen ci ànd beek ñu ngi ci seen télévision DTV tàmbali xabaaru ma rek jëm ci ndemu si yàlla étudiant Mouhamadou Fallou Sène mi gendarmerie dóor bal démb ca université Gaston Berger ba ci Ndar ba mu génn àddunaam fi mu toll ni tembe 17h lañ ko war a jébbal borom bi kon daanaka def nañ ko ba noppi mbaa ña nga càndi lu ni mel nag tax na xol bu jeex ci beneen wet la ay mbokkam xëye ginnaaw ba ñu yëgee ni néew bi mi ngi fi nga xamoon ci Ndakaaru ñu daal di xëyee njaareem ñëw ci Ndakaaru fekk na néew bi moom daanaka dafa fanaane Jurbel muy ak jiyoogu leen métti la ñuy wax mooy xol bu jeex ak naxaru xol la ñu àndal Ibrahima Fall ñëwaat na ci wàllu gu ni mel reportage. faat gi ñu faat étudiant bi di Fallou Sène ba léegi mu ngi jur coow gannaaw ñàkk bi ñu ñàkk seen doom famille bi dañu ñëw Ndakaaru ngir mën a jot koor bi waaye seen xel dafa lënt ndax koor boobee gisuñu ko. man la yabal ne ma ñëw jël si koor bi ñu jox nu ne nu 8h ñun nan fi daje 8h 7h30 fekk nañu fii ñu toog bi ñu ñëwee ñu nekk fi di wëndeel fu ne ñu jëm fa di nu wajogee lu ne ko def di nu fen ne ban toog ba midi teg ñu door nu ne koor bi yóbbu nañ ko Jurbel. bi ñu toogee nag muñ ba xam ne mënatuñu muñ la ñu assiégé nag dugg ci biir morgue bi ñu ne major bi tu vas nous dire la vérité Fallou anamu wala dana nu décaisser les tiroirs là moo xam ne nag caaxaan faaxe. li ni mel doon ab jafe-jafe ba famille bi naqarlu ko lool la ñu jàpp nag mooy nañu leeral mbir yi te bu ñu ko denc. lu yam ci ñu ne la koor baa ngi ci tiroir bi ubbi ko nga identifier ko si réellement il s'agit de Fallou. nee nañu bu ko kenn rob nañ ñu xaar buñ ko roba nit on va chercher une autorisation d'exhumation on va chercher un permis d'exhumation ñu exhumer ko nous savons ce qui se passe dans ce pays. mbokk étudiants yi bàyyeekoo fu nekk ngir mën a teewee levée du corps boobee ñoom ñooñee naqar moo fees seen xol. interrogé naa le docteur Thiam moom moo ne def na autopsie bi won na ma certificat de genre de mort bi mais mu nangu maa jox papier bi nga xam ne ci lañ signé pour autorisation génn corps bi à l'hôpital dem nañ sax jéem a essayer pour gis le directeur de l'hôpital mais mujjuñ ko gis. Fallou Sène nekkoon étudiant ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ñàkk na bakkanam gannaaw jàmmarloo diggante étudiant yooyee ak takk der yi waral ba université yi nekkee ci Sénégal yépp daal di songu xeex bi fu mu toll nii nag jàng mi dafa xaw a taggatémbe. Fallou Sène dem na dolli lim bi ci étudiants yi nu faat ndax jooyal bourse ci biir réew mi lu nu mel tax na université Anta Diop bu Ndakaaru delluwaat xëy yëngooti étudiants ngi xëy kàmmaate mbedd yi taali pëna sànni xeer ba mbir ma amoonuk nëx lool nañu seen xol dafa jeex ci dañoo bëgg nguur gi nag nix yàlla mu dakkal coowal bourse ndax saa su ne étudiant bala jot boursam dana buur génn jàkkaarloog ndawal buur ca lay xew ay faat bakkan lay mujjee daañu ñëw ak jibi sax joni ma demoon seeti leen sàng ca daara ja kaw jundi Cheikh Anta Diop fii ci Ndakaaru keneen ku demoon seeti ñoom étudiants yi mooy Codé Ndiaye foofee tamit moom ñëw na ci mbirum bourse yi ak coow li am fii nga xam ci biir Sénégal loolu lépp lañ boole dëxëñ jot na nguur gi am ci saafaram ndax nag lu ëpp tuuru reportage. man Pape Doudou laa tudd.
gannaaw Balla Gaye ci atum 2001 Bassirou Faye ci atum 2014 Fallou Sène di ab ndongo boo xamante ne ni moom itam mi ngi daanu gannaaw bu ay takk der soxee bal jëmale ko ci kawam étudiant bi nag nekkoon ci UGB toll woon ci ñaareelu atam ci wàllu français doon ñaxtu yéex yi nga xamante ne ni nemmeeku nañ ko ci paiement bourse yi waral ñenn samp ay laaj ba xam ndaxam système bi nga xamante ne ni ci la ñuy fayee bourse yi mucc na ayib am déet président commission pédagogique bu amicale faculté des sciences et lettres humaines di ñaawlu système bu ni mel. yow da ngay dem ba ki la doon lebal day naan léegi mënatu la lebal ci boutique yi dañ dem ba ñu lebal dañu naan mënatu ñu lebal parce que ñoom aussi marchandise la ñu yor kon donc bourse yi bu ñu leen fayee à temps ce genre de bavure là du am ba dem ba étudiant di ci ñàkk bakkanam ngir bourse bi nga xamante ne tey mënul la en quelque sorte dara. lu li mel itam la naataangoom bi xamle moom nag mu jàpp ne nguur gi war naa xoolaat ni nga xamante ne ni noonee la ñuy fayee bourse yi rawatina yéex yi nga xamante ne ni ñu ngi koy nemmeeku saa su ne. Ça revient à dire par qui sommes-nous gouvernés. lii dafay wane ne rek ñi ñu jiite joxuñ ñu gëdd ab ndongo daara buy sàkku ci ñu fay ko. Alors un étudiant qui réclame ce qui lui revient de droit. En fait, ça fait la bourse. li nga xamante ne ni moom mooy boursam ñu koy dóor bal ci bopp. dafa doon loo xamante ne ni lu ñaaw la. pleine tête là franchement parlant en fait cette situation est lamentable. système bancarisation bi te moom mooy payoor yi ñuy jaarale ci banque yi ay jafe-jafe dong la jural étudiants yi bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu. am tey boo demoon Ecobank nga xool li fa nekk ñi fay fanaan pour juste am bourse mën a fayee ko wala jot sa carte gab la boo xool da nga yërëm étudiants yi. parce que foofu c'est une rue bi nga xamante ne dafa dangereuse ak car rapide yi wóorul étudiant tey man wax naa keroog yi dañuy xaar ba drame am ci côté paiement bourse yi ci au niveau de la direction de au niveau de l'Ecobank gars yi utaat tamit leneen kon donc ñun mënuñoo xaar beneen drame amaat pour que aussi ñu ñëwaat ak yeneen coppite ñun lu ñu wax mooy lu ñu war a jox nañu ko jox à temps. benn bés ginnaaw bu ñu boomee Fallou Sène naataangoom yi nekk ci ndakaaru nag mer ba futu wax ak ñoom jafe lool ndax nag ñenn ñi dañ jàpp ni waxtu wax moom jeex na jëflante ak takk der yi moom moo ci des. Codé Ndiaye jaajëf julli naa ko sàng ci xibaar yi Jibi Sarr Jooni dem na seeti étudiants yi ñoom seen kàddu jib na nañu nag la xew démb seen xol jeex na lool naqar lañ ci am Ñoxor Ndiaye ñu faat étudiant bal tuy mu ni jànjang lépp ndax joyal bourse ñu jàppe nag jot na pexe am ci bourse yi ñëw à temps ca ba mu jotee waaye tamit fexe ba mbir mi la xew mu tegu ci yoon ñu xam kan moo def njombe gi yonte ko ay daan te itam bourse yi sax nan koy yokk ndax néew na lool Jibi Sarr Jooni reportage. pëccëxoo di li ñu nemmeeku ca daara ju kawe ji di Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru benn fan ginnaaw laalante bi dox ni ki démb ci diggante ndongo yi ak way takk der yi dugg ci biir daara ju kawe ji di Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nekk na lu jafe lool mu mel ni nag situation bi dafay gën di doy waar. Pourquoi pas viser les responsables de ces meurtres? On n'est pas des moutons quand même les gars. Et aujourd'hui, je crois que c'est toute l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui s'est réunie. Pas de distinction de liste ni de faculté. Nous taxaw de xeex justice soit faite et que le campus soit laissé aux étudiants, que les étudiants vaquent à leurs préoccupations pour nous étudier dans de bonnes conditions. C'est ce que nous avons fait. Ce que nous voulons, j'ai mis arrêté de faire ce que nous avons fait. Nous mer ba foot ndongo yi ñoom baarete nañu avenue Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak corniche ouest bi lenn dong la ñuy sàkku moom mooy ñu ubbi ci nu mu gën a gaawee ab enquête. moom lépp problème université bu mu ñëwee ba léegi depuis 2012 problème yu université am yëpp moo ñu ko yóbbee boo gisee moom moo fa nekkoon recteur à l'UGB bu mu fa jógee ba léegi les mêmes instructions lay joxe. li ñu gën a soxal tey mooy lan Mary Teuw Niane lañ bëgg mu dàq na dem génn naka se dégager quoi. mu bàyyi ñu mu meññu université bi enseignement supérieur mu am keneen kuy ñëw ku ko mën a diriger quoi. ñu xuus di gën di sori ndongo yi ñoom décrété nañu ab grève 96 heures ba noppi ñuy sàkku ci ñu tekki ci nu mu gën a gaawee nombal tànk seeni kilifa. ci fàttali rek mardi yamook fukki fan ak juróom ci weeru mai ci atum 2018 ci la takk der yi daal di dugg ca campus bu UGB
ginnaaw ba ko recteur ba di Baydalaay Kan sàkkoo mu nekk lu ndongo yi jàpp ne ab injustice la tax ba Fallou Sène jóg ngir may loxo naataangoom yi nga xamante ne nii li ñu doon sàkku moom mooy ñu fay leen seeni bourse Fallou Sène nag ci noonee la daal di ñàkk bakkanam ginnaaw ba ñu ko dóoree ab bal. Jibi Sarr Joni Fallou Sène dem na Idrissa Seck njiitu parti réew mi buur jibal kàddoom ci mbir mi nee na moom ka muy dut baram du kenn ku dut njiitum réew mi président Macky Sall am na sax lu mu ca yokk daal nii fi ñu toll ni tembe buqat bi nga xamante ne bii Macky Sall nekk na ko buqat da ko wàll takk der yi ñoxoru njaay ñu sox yaay sox Idrissa Seck moo jibal kàddu yu ni mel am na lu mu ca dénk Daouda Thiandou ma ñu nekkal ca Thiès. ma kàddu c'est-à-dire mën na wax lii génn ci pour moom garaaw alors que loolu mooy critère bi jiitu ci njiit mooy ñu mën a wéeru ci sa kàddu boo waxee puisque président de la république bu kàddoom jógee ñi ciy aju pour ajuster seen dund dafa bari homme d'affaires yeeg soldat seeg yeneen réew yeeg ñëpp dañuy ajuster ci sa kàddu donc bu fekkente ne kàddu gi da nga cee diw laaloo ba ku ci jàpp barastiku mais c'est très grave mu jóge ci loolu di violer constitution bi ne lii kenn waru koo laal lu dul peut-être ci kaw référendum peuple bi dajawaat daal di ne lii d'accord naa ñu laal ko laale ko nii moom mu dem assemblée laal ko mooy parrainage am yeeg yooyu yëpp nag boo ko rombee li gën a garaaw mooy muy rey suñuy doom ñu dénk ko pour mu jàngal leen jox leen ay bourse aar leen mu leen di rey loolu nag li ko sabab mooy wax naa leen ni ab ragal bu rëy la dafa tiit dafa ragal. ginnaaw kàddu njiitu parti réew mi yeneen parti seen kàddu jib na FSD/BJ bu Cheikh Bamba Dièye PDS grand parti mboolem seen ñoo becc ay communiqué ni ko bëcc ci kanam askan lañ ca bëgg mooy naqarlu li xew El Hadj Moussa Bey moo ñu ko jàngatal. li mënul woon ñàkk nag mujj na am di baat yi nga xam ne nag moom la mouvement citoyen Sénégal bu bees bu maître Mame Adama Gueye tàmbalee ci bataaxal ba mu fësal moom avocat bi ci kaw takk der yi la dal méngale nag mbir yi ni ab répression bu jaxasoo bu gendarmerie amal moom mu jàpp ne amul lenn loo xam ne nag war na mën a firnde jëfandikoo ay bar réel ci kanamu ay ndongo yoo xam ne defuñu lu dul laaj seen ak yelleef ñu bokk benn xalaat nag parti bi di FSD/BJ bu Cheikh Bamba Dièye moom it la mu njëkk fësal rek moo di jumtukaayu répression yi nga xam ne nguur gi fësaloon na ko ni ku ñeenti fan ci weeruk avril dolli ci sampub laaj ndax ay jumtukaay yu ñuy mbuboo la ngir rek mën a dal ci citoyen bi nga xam ne rek ndeyum atte may na ko rek mu wax naqaram wala sax ndax dañ ko def rek ngir wane ne mun nañu indi kaaraange ci réew mi mu dolli ci ne ak lu mu mën a doon rek takk der yeeg jumtukaay yi ñu doon jëfandikoo ci poosu citoyen bi la jóge mu mel ni nag as néew waroon nañu bañ rek di ko jëfandikoo ngir di ci faat moom Cheikh Bamba Dièye nag ak i àndandoom jàpp ne faatuk Mouhamadou Fallou Sène du lu ñu mën a baale waxtu woo xam ne nag grand parti moom ci boppam jàpp ne beneen bakken bu rot la nag te doon lu ëpp secrétariat exécutif bu parti bi gis sax ni day firnde rek te lépp nguur gi ci indi saafara ci jafe-jafe ndaw ñi moom parti démocratique moom nag taxawaay ba mu ci am munas nañ jàpp ne moo gën a radical ci bataaxal ba mu fësal nag kuréelu politique bi moom ci noddu Macky Sall la ko teg ba tax muy laaj rek ngir mu tekki ndomb tànkam ca biir bataaxal ba nag munas nañ ci jàng ne comité directeur bu PDS mu ngi ci firnde tuuma yooyu le tey gën a leeral sax ci condition ya nga xam ne ci la ñu war a jëfandikoo li di bar réel ci yenn situation yi ni mel parti bi ne takk der yi mënuñu benn yoon nag tas ay manifestation feex amuñu ab réquisition boo xam ne sax njiit réew mi ci boppam moo koy bind daal di ko jébbal commandant des forces de l'ordre ci noonee nag libéraux yi jàpp nañu ne moom njiit réew mi Macky Sall bu waxtu wi jotee dina rendre compte peuple Sénégal. El Hadji Moussa Bey jaajëf jamono ji tembe bi mbir yi xewee na gën a démb délégation le gouvernement bi yabal ca bopp ba ma naa wax ne ministre bi ñu dénk forces armées Augustin Tine ma nga ca woon fekk na fa colonel Papa Souleymane Cissé ñoom ñëpp seen kàddu mooy rëccu
ak naqarlu ginnaaw li xew lan dénk Gambi Diagne. ñaari fukk ak benn wax naa ko ci njëlbeen donc ci ñaari fukk ak benn yooyu am na fukki gendarme ak juróom ñett ñoo ci gaañu gis ngeen sànq ki tëdd noonu am gaañ-gaañ bu metti maanaam mi ngi woon ci coma mais mi ngi yeewu fi mu ne nii ku ko gis xam ni sonn na ba. donc di jaale étudiants yi yëpp yi nekk Sénégal muy Ndar muy Dakar muy Ziguinchor muy feneen di leen jaale ñoom ñëpp di jaale seen njaboot di jaale Sénégal yëpp ndaxte li am nii ñun tamit dañ si am wàll. fi mu toll nii tembe it jàppale ca Ndar procureur ba fa nekk ci région wu Saint-Louis boobee jibal na kàddoom donte doon na def conférence de presse da ko dàqoon waaye bu ñu ko amal ci ngoon gi la mu wax mooy enquête dina am bànqaasu gendarmerie brigade de recherche ba nekk ca région wu Saint-Louis mooy saytu enquête bi ngir ñu xam dëgg-dëgg ba xam mbir yeeg nu mu demee ak faatuk Mouhamadou Fallou seen étudiant bi nekkoon ci deuxième année lettres modernes nu mu demee dañ toppaat mbir moomee ak sunu ndaw ñu nekkal ca diwaanu Ndar kon di Gambi Diagne. xibaar yi wéy ci benn wàll jàppale ni ginnaaw coowal étudiants yeeg bourse yeeg tax ndaw yi buur dal yëngu dal ci kaw nguur ak la xew mais naa wax ni tamit ñu bari ci ay kàngam seen kàddu jib na ak ñu bari ci ay étudiants yeneen seen kàddu jib na wax ci wàllum bourse yi Adjara Ndiaye am na ñu seeti woon reportage. am naqar rek am métit rek metti na bépp yaay xelam dalatul daal. waajur yi nag jaaxle nañu loolu ndax rey yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy def étudiants yi ñu am naqar. bëral seen kàddu ni seen doom yi li mérité wuñu benn yoon ni ñu leen di def. ñoon tamit boo juree sa doom mu nekk pour mu jàng pour mu jariñ la ëllëg moo tax waaye pour ñuy kaas seen droit ñu rey leen ci tamit neexul. bakkan dafa fort te boo gisee ku ci nekk gis ci sa bopp rek mooy soo amul frère étudiant wala doomu étudiant wala mbokk étudiant bëriwul daal ñoo xam ne ñu ngi fi te amuñu lu mel noonu donc dañ ciy gis suñu bopp. rafetul ndax bu sañoon boo amee doom xalaat nga ci leneen lu dul di grève tamit bañ lay sànni ay lacrymogène nga ci ñàkk sa bakkan te benn yaay bugg. yaay yi lii ak papa ji di joxoñ rek paramutuma ñi nga xam ne ñoo di takk der yi. ñu demee ba bàyyi takk der yi ñuy jël ay bar réel di ko dóor ci kaw étudiants yi loolu ñun état bi la ñuy joxoñ baaraamu tuuma waaw métti nañu lool métti na bépp parent métti na bépp étudiant te loolu il faut mu dakk lu dara amee rek ñoom duñu jéem a def dara lu may di sànni lacrymogène tamit ci xale yi tamit. ñu jàppale si sunu njaboot yi ndax ñun amuñu dara lu sunu njaboot yi rek lañu yaakaar ñu tekki ñu jàng tekki teral ñu. bu ñu sukkandikoo ci sénégalais bile état bi nag moo war a jël ay responsabilités ngir andi saafara ci biir li jafe-jafe. ñi nga xam ne tey ñoo nekk tey ci nguur gi démb dañoo nekkoon ay étudiants bokkoon ci manifestation yi di kaas di laaj seeni droit ñooñu tey aussi ñoo nekk fii tey di diriger xam nañ li étudiants yi di jàmbat. ñoom seen doom ñoo ngi ci nguur gi seen doom yi nekk ci dans de bonnes conditions yow nga xool loolu mu naqari la nga boole ko kat war a jot sa bourse jotuloo ko da ngay dajale ay naqar yooyu noonu nag mooy indi ay révolte. Gouverner, c'est prévoir. L'État est le premier responsable. moom en premier chef ñoom ñoo tax nit ñi dee. gannaaw Balla Gaye Mamadou Diop Bassirou Faye étudiant UGB bii di Fallou Sène moo ñàkk bakkanam ci condition yu ni mel mbir mi nag tàmbali tiital waajur yi ba sax ñoom ñi li di artu état bi ñu xoolaat bu baax situation wu étudiant yi. Adjara Ndiaye jaajëf ci kàddu yooyu di ay doomu réew mi jibal jëm ci étudiants yeeg faat bi leen di faat ndax ci wàllu bourse wi xët mooy laf pàcc bu njëkk bi njagleeloon ci sunu journalu ngoon file lépp lu jëm ci la xew ci université Gaston Berger ba ca Ndar xibaar yi wéy ci benn wàll jàppale ni lu jëm ci palais de la République ndax muut mbaa mot le président Macky Sall doxal ci wàllu gu ni mel ndax ki nga xam nga di Abdoulaye Ndour ma fa nekkoon daaj dañoo tekki ndomba tànkam ci joxe xalaatam la mu wax xalaatam nag mooy mbirum capitaine Mamadou Dieye mu xalaat ni kon xëy na dañoo war a mën a bàyyi armée bi bu ñu jógee ci seenu takk der ñu mën a dellu nag def seen mbirum politique loolu lépp nag tax ñu tekki ndomba tànkam Mouhamadou Diallo def gëstu ndax xam Abdoulaye Ndour dafa juum wala déet reportage. ndogal li daanu na tekki na ndombal tànk ki nga xam ne moom moo nekkoon directeur des moyens généraux bu présidence Abdoulaye Ndour li ko yóbbee lii bokk na ci ay kàddu yu mu yëkkati woon jëmale ko ci mbirum capitaine Dieye.
te ci administration nag erreur bu amee sanction day taxaw donc loolu lu ñuy faral di gis la lu normal la. tollu naa tey foo xam ne du ma mere nit parce que simplement xalaatam ak sama xalaat bokkul Abdoulaye Ndour lu mu wax saagul kenn. ñu ngi ràndal Abdoulaye Ndour gannaaw bu nu tegee yoxo kii di capitaine Dièye moomu le sax bëri na lu ñu koy toppee rawatina ñàkk maandu si li nga xam ne wala see àddu si lu fës. xam ne boo nangoo boo xesee ba nangu ne man damay liggéeyal état damay nekk commis de l'état da ngay nangu aussi contrainte yi nga xam ne moo ànd ak liggéey boobu. parce que boo demee ba nekk capitaine yaa ngi visé poste commandant colonel boo demee ba mu jaral la nga renoncé ci loolu yëpp nga xam ni da nga xat et que vraiment daal mënoo ko def te du ñëpp a gore. charte bi tënk agent fonction publique yi ndax dañ koo war a yeesalaat. mais mënoo ne damay liggéeyal état bu pare contrainte yi nga xam ne da yoon def la koy teg nga bëgg ko teggi sànni ko fële. ensuite ñun voté nañu en tant que député loi boo xam ne boo xamee dara loo xam ne doxul ci dëkk bi ba pare nga noppi war nañoo poursuivre yow ci sa bopp donc amatul wax lii ak lii ak lii bu fekkee ne dëkk bi mi ngi dox ci dox bu normal ci ay tànk yu leer man gis ma lan la ñu mën a ragal ci ay waxu nit ba mu jaral la nga koy dax. si benn bataaxal Abdoulaye Ndour moom mi ngi xamle ne nangu na njuumteem te tamit mi ngi dogwaat bu baax ngir gunge jiitu réew mi président Macky Sall. jaajëf Mouhamadou Diallo jàll ci benn wàll ñuy def jëm ci mbirum koor xam ngeen ni ñu ngi koy séentum ci ñenn ñi ñeneen ñi ñoom tàmbali nañ ko tey koor gi moo tax ndax seen bu di TV càmbar mbir mi li mënta ñàkk ci koor ku ne xam na ni mooy tàndarma ak yu mel ni moom Ndeye Fatim Lo def na gëstu bu xóot xool ndax xam tàndarma jooju fu mu toll ci njëg gi yomb na wala cher na reportage. soo la ñuy dog lekk leen tàndarma ndaxte ngeen rek la loolee la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle ca marché Grand Dakar tàndarma yi bëri nañ fa loolu fii yu ci bëri nag yi ñuy jaay mu ngi jóge ca Mali Algérie bëri na nag ay façon. tàndarma bi am naa fii bu tooy ak bu dijji ak bu xaw a tooy tamit. am naa bu jógee Algérie bi am naa bu jógee Irak bi ak bu jógee Mali Bamako boobu doy mooy bu woo bi fii. ñuy faral di digle ñu ciy lekk ñett jëm ba juróomi tàndarma suñuy dog dina joxaat nit ki énergie ak it lépp lu mu soxla ci suukar gannaaw ba mu wooree ba noppi lu ci bëri nag ci askan bi ñoomee tàndarma yu wow yi la ñuy gën di faral di jëfandikoo ndax ñoo gën a néewi suukar. boobu laa faral di préféré daal ndax mooy sama tàndarma préféré parce que bu tooy bi suukar bi day xaw a feeñ mais bu dee bu wow bi moo gën a léger. bu ñu nee bisimilah tàndarma lay njëkk a dugal seen gémmiñ waaw ma xam loolu aada bu baax la rek moo tax ñu koy def. yu tooy wala yu wow tàndarma yi njëg gi moo ngi jugee ci fukki dërëm jëm ci junneeg juróom-ñetti téeméer ñëpp mën nañ cee jot. bii moo gën a yomb yenn saa yi nii bu jógee Mali bi bu wow bi kilo maa ngi ko jaay 1200. man kan dama yombal parce que heure bi maa ngi jaay mbuus 50. maa ngi jaay 300 maa ngi jaay 400 maa ngi jaay 200 maa ngi jaay 1500. Njaay c'est 1 kilo 500 grammes 250 grammes bu dee en gros par li ko dalee 100 jëm kaw 8000 lay génne mais par détail bi ñu ngi ko jaay 8500. boîte yi de seen prix fixe la 1000 francs la ak 500. boobu bi ak beneen bi 10 kilos moom lay gën a bëgg. bëgg nañ bii bi dafa cher moo tax presque ñu am doole yeeg ñoo koy jëndee. naam sax ca marché bi bëri na loolu wante client yi ñëwaguñu bu baax. ñu ngi ñëw ndànk-ndànk rek sant yàlla fu mu toll nii moom bëreegul quoi. ferkoor lay gën a jaree daal. waaw ñu ngi ñëw moom mais nag par rapport ak daaw bokkul de daaw moo gën a dox instant yi daanaka ma bëriwul mais taxul mu dox. heure bi daal fekk ñu jaay ay plus de 200 cartons mais léegi man 20 cartons yi man sax jaayee ko moom. tàndarma bëri na loolu ci marché yi yu mag yem wow wala tooy tànn sa bu la neex la te ñëpp mën nañ cee jot saay su nekk nag dañuy fees loolu ci table ndogukaay ba te mooy lu njëkk li ñuy lekk gannaaw suñu toogee bés te lekk ñu dara. jaajëf Ndeye Fatim Lo delluwaat di ñaan koor gi dugg ceek bisimilahi rahmaani rahim gën ceek alhamdulilahi rabil alamin lépp luñ ci jaamu ñaan ko borom bi nanga ko ci làq Sénégal fu yàq yëgul xibaar yi ci benn wàll ba tey wàllum diineem julli bi nga xam dañ koy wooye ay salaatu tasbih wala sax jullik fay faat ñu ko jàpp incha allah ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai gii ca fe nga xamoo di ngay xoox njabootuk El Hadji Ibrahima Sakho mi ko sosoon tey ñoo koy taxawee ñu ngi sàkku ci nguur gi mu jàpp ci liggéey bi kem kàttan ba bis bi lépp tegu ci yoon kay seen kàddu kenn ci ñoom bokk na ca ni Serigne Habib Sakho la mu dénk Mamadou Diop. woon at yi ci gannaaw lu jiitu ñeent fukki at ak juróom-ñett
Alxaaji Ibrahima Sakho moo ëmboon yéene ju rëy te yéene woon ko Sénégal Papa Abdoul Aziz sax ak Serigne Abdoul Ahad bi leen góor gi wane lii mission bi mu bëgg taxaw ñoom dañ ko tudde ne lii mooy assurance tout risque pour Sénégal donc loolu la ñuy doxal goo xam ne gi nag daan na wax ne kuy jaamu yàlla mbaa ngay liggéeyal yàlla du soxla lool publicité waaye dañu toll ci état bu nag nit ñi xam ba ñu jaaroon ci mbir mi delloo ak li ñu jaare woon ni yàlla def nag ña fay ñëw ci nombre nit kenn mënu ko xayma kenn mënu ko tegtal nit du dul mu teg ko bët même ci télévision yeeg yëpp du doy foo nga ñëw teg ci sa bët te itam mag ñi garanti ni ne ku fa ñëw yàlla de la musal ci bépp musiba ba nga dellu siwaat bari na koy dajal mu ne man kat seen place bi laa ñaane woon nangam te yàlla jox na ma ko seen place bi jox naa nangam daanaka ñi ñuy fal ci ay garaat dañu xëccoo pour ñu féete leen ci barab boobu xew-xew bi daal noonu la tëddee. dañu toppal wàllu googu incha allah ci na mu gën a yaatu xibaar yi ci benn wàll àgg nañ ci reportage bis bi tey rédaction bu di TV càmbar dem bi ak dëkk bi waaye nag lu leen bett du ñàkk dina ci am ndax maire bu taxaw ci kaw tali bi di lijjanti dem bi ak dëkk bi mel ni agent de circulation moom lañu gis tey jile ka ko def mooy maire bu HLM moom de dafa gis ni dem bi ak dëkk beek ni nit ñi tegee seen ay mbir ci kaw yoon wi nekkul lu jaadu mi ngi woon fi nga xam mooy Sodida nee na mbir mi faaw mu xool ci ay pexe nu mu gën a gaawee Mansour Sow toppoon na ko reportage. mbir mi ci génn wàll dina reetaan lu sax lool maire bu HLM nag taxaw di régler lépp lu jëm ci wàllum circulation. maire nag bu ñu ŋaañul rek du maire moom il faut nga génne ci biti soo génnee ci biti nag ñaar ngay rencontré ki bëggul lu jub ak ki bëggul lu jub ki bëggul lu jub di ngeen jub ak moom ki bëggul lu jub di ngeen xuloo mais ngeen xuloo rek mais bu demee ba xool boppam dina xam moom nekkul ci dëgg. embouteillage yi nag fii ci Sodida dafa sonal lool way jëfandiku yi. loolu nag maire bu HLM génnee yat wi jàpp ni képp koo xamante ni wàccoo lu jëm ci wàllum sa taxawaay ci yoon woowu li yoon dina dal sa kaw. je dis aux mécaniciens de la zone tant qu'ils sont ku ci amul sa garage boo dugal sa oto su ma fekkee oto bi ci mbedd mi dinaa ko jël fi zone industrielle la. Sodida boo koy xool say gët day dal rek ci lu jëm ci wàllum dépôt sauvage maanaam ay oto yu yàqu yu ñu teg ci genn wàllu wala sax say gët yem ci li nga xamante ni moom mooy ay jelu feeraay yu ñu jël ba mu yegg ci kaw tali bi lii nag maire bu HLM jàpp na ni doy na sëkk. sommé nañ leen dañ leen sommé waat une dernière fois bi ngeen ñu ko waxee dès demain on va leur faire une dernière sommation à quitter les lieux non seulement li ñuy def dañu salteel tali bi salteel koñ bi. waa koñ bi duñu nelaw sagaru oto bu ñu jël dugal foofu. dugg biir fi nga xamante ni nag mooy Sodida nekk na jafe-jafe goo xamante ni dem na sax ba jaaxal ñi nga xamante ni ñoo fiy xëyee bés bu nekk bu weesoo yoon yu xat sax lépp lu jëm ci wàllum dugg mi lay dafa mel ni rek lu jëm ci wàllu taxawaayu askan wi lay bokk na ci lu gën a xatal yoon wi lay. ma nga doon ne maire HLM jóg taxaw ni daal dafa bëgg a defaraat mbedd yeeg nekkin gi lépp tegu ci yoon daañu xuusaat toppaat ko ca nu mu gën a yaatoo xuus jëm Mbuur foofee jàppale ni dëkkub napp la moo tax ministre bi ñu dénk wàllum napp Omar Gueye yóbbu na fa ndimbal gu am solo bokk na ci ay motooru gaal yu sakkan waaye itam ay jëmtukaay ba pare ñaax na nappkat yi kuy dem géej nga jël bépp matukaay buy tax ba sam nekk ci ndox mi nga mën a am kaaraange Mamadou Diop. lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi motooru gaal ay clé de séchage ak yeneen i matériel moom la jëwriñ ji dénk wàllu napp gi jël jébbal ko ñi nga xam ne ñoo nekk nappkat yi ak jigéen ñi yëngu ci lépp loo xam ne jóge na géej lépp nag bi ñu ko xaymaa ëpp na benn milliard bu teg téeméeri million ci suñu xaalis. soo gisee président Macky Sall di ko def dafa jox gëdd napp gi jox gëdd nappkat yi jox gëdd mareyeur yi jox gëdd femme transformatrice yi ndax Sénégal 1960 la am indépendance wante guleet ñu gis président bu jël ñaar fukki milliards jox ay nappkat di leen bëgg di jënd moteur ñu jox leen 1 million. ci lu jëm ci wàllu mareyeur yi Omar Gueye ne dina leen jox ay camion frigorifique. président wax ni du ma yem foofu dinaa toppatoo mareyeur yi dinaa leen wutal ay camion frigorifique yu bees yoo xam ne mi ngi ci yoon bi léegi mu ñëw jàppali leen ngeen man koo am di ko mën a fay ndànk-ndànk. jëwriñ di dénk wàllu napp gi gannaaw bañ doon jébbal matériel boobu nappkat yi moom kat sàkku na ci nappkat yooyu ñu jël bépp mesure gannaaw ba ñuy dem géej. mu wax ni pêcheurs yi seen sécurité at mu jot dinaa jël 20 000 gilets ñaar fukki junni gilet jox leen ko
mu laaj leen ñaate ngeen ko daan jëndee ngeen ni junni mu ni déedéet naa leen ko defal juróomi téeméer léegi te 20 000 gilets yi war a ñëw ren egsi na léegi ñu def cérémonie bu mel ni jox ko pêcheurs yi. Omar Gueye it sàkku na ci ñoom ñu respecté bépp norme boo xam ne taxawal nañ ko ci wàllu napp fii ci biir réew mi. mu ni yéen nappkat yi nag nañu fexe sàmm nag jën yu ndaw yi ñu bàyyi leen ñu màgg. yéen nag loolu dañ leen di ñaan ngeen respecté ko ñëpp nag ci Sénégal amul xàjj amul seen loolu aussi am na solo. jëwriñ di dénk wàllu napp gi gannaaw muy jeexal wax na leen ne dina am ay gilet de sauvetage yoo xam ne dina leen ko jox waaye ci région yi nekk ci biir réew mi yépp dinañ fa taxawal lu toll ci 10 ak juróom-ñeenti complexe frigorifique. jaajëf Mouhamadou Diop moo ñu nekkal diwaanu Mbuur wàccaat ci Ndakaaru waxtaane mbirum Palestine bi nga xamante ni fi ñu toll nii tembe la xew ca bande Gaza metti na lool nit ñi faatu itam bari na ñi fi nekkal di xeex ak sàmm Palestine ak seen askan seen kàddu jib na dañoo woo journaliste yi waxtaan ak ñoom ñaawlu li xew ak it patal bi nga xamante ni bi am na ci mbootaayu xeet gi ñu jàpp ni daal kenn xaw li muy nuru dañ ci xuus ànd ca reportage Abdoulaye Ndiaye. di ay nataal yu ñu fësal ci seen biir sax ay kàngam di ay bañkat fës ci bokk ci Nelson Mandela Madiba Palestine nag nekk réew moo xamante ni yàgg nay xeex lool suufam ngir am afiyam juróom-ñaar fukki at ak boobu mu nekk ci naqar ak coono Israël nag di ko noot waxtu wi lay jot sënkam ñu taxawal état palestinien bu moom boppam. mooy juróom-ñaar fukkeelu at bi nga xam ne Palestine ay israélien sioniste ñëw nañu occupé ko ñi leen ci dimbali woon muy Angleterre ak la Société des Nations nga xam ne ki ko wutu tey moom mooy les Nations Unies mu nekk loo xam ne lu metti woon la woon ndaxte dañoo jël ñoo xam ne fekk leen seen réew dàq leen jël seeni kër seeni dëkk seeni suuf yoo xam ne seeni maama fa nekkoon ñu ñëw ne walla ñoom ñoo ko moom donc mu nekk bis boo xamante ne bu metti la bis boo xam ne waroon nañu gis jullit ñëpp nekk ci tey ci wetu palestinien yi. waxtaan nañu ci maanaam pourquoi Palestine war a nekk état boo xamante ne dafay indépendant nga xam ne capitale la moom mooy nekk Jérusalem. di màggal goo xamante ni tombeek musiba mbabakumba am ci bande de Gaza di ay doomu Palestine yi ñu boom te rek soxe ko ci réew Israël kuréel gi di xeex lu ni mel daal di ñaawlu jëfin yu bon yooyu te it naqarlu taxawaayu yenn ci ay réewu jullit jëmale ko ci Donald Trump. li nga gis foofu mooy mbir mu metti la parce que président Trump dafa jël benn ndogal boo xamante ne ni tooña ko lal ak provocation ak yabaate. te loolu dara waralu ko lu dul faiblesse bi nga xamante ne gis na ko ci jullit ñi te mu am pàcc yu rëy yoo xamante ne ñu ngi ci jullit ñi ànd ak moom ci loolu te malheureusement ñoom ñoo waroon a gën a défendre wala njëkk a défendre l'islam loolu nag moom moo tax Trump def loolu mu def nag jullit ñi nga xam ne ñoom seen diine jaral na leen lu nekk ñoom ñu jël seen bakkan comme amuñu leneen ñu jël seen bakkan jox ko yàlla jox ko l'islam. laaj bi ñëpp di laaj nag mooy kañ rek lii di jeex fitna ak xëccoo ñaari réew yi lay Israël ak Palestine donte saa su ci nekk ay résolution duñ jukk di ko signé jëmale ko ci loolu. jaajëf Abdoulaye Ndiaye delluwaat di masawu mbooleem askanu Palestine lii moo la laajtu xibaaru marax yi gërëm leen ci ànd beeg ñun ci suñu programme bu leen tuxal seenum seetaan dana am xabaar incha allah ne skis bu 20h jotee ci français Ajaratu Ndeye Aram Touré moo koy faram-fàccee ñaan leen ñu bokk fanaan jaama suñu programme illa liqa